asalaamaaleykum mbokku internet yi tey nag ñu ngi fii ci seeni émission waxtaanu àdduna xam naa ne namoon ngeen ñun aussi namoon nañ leen trop parce que gëj nañoo wax def émission bi tey nag ñu nekk dans les locaux de la RTS régionale de Fatick fekk si fi ki nga xamante ne mooy chef de station bi di madame Véronique Diouf ñu daal di ko bàyyi rek mu présenté wu balaa ñuy ñëw ci suñu thème du jour. maa ngi leen di gërëm di leen di sant bu baax a baax yéen waa Fatick TV. ndax cër bi ngeen ma may ñëw fekk si ma ngir rek mën a waxtaan ak man si lu jëm ci sama wàllu liggéey boo ma nee nag ma présenté wu dina xaw a jafe trop pour ma présenté wu wante yaakaar naa ne dëkk bi ñu bëri xam nañ ma fi man maay Véronique Diouf nekk journaliste jiite tamit station régionale RTS bu Fatick. comme ni mu ko waxee rek mu nekk jigéen bu jàmbaare jigéen bu mun góor tey nag ñu fekk si ko fii fas yéene waxtaane li nga xamante ne moo di métier wam ñu fas yéene waxtaane femme et média tey nag suñu première question ñu daal di dem ci motivation yi ani madame Véro lan moo la motiver tey ba nga dugg ci métier bi. maam Seynabou maa ngi lay remercier waat laata may tontu ci question bi nga ma posé. dama bëggoon rek def benn parenthèse bu ndaw parce que dañu nekk ci jamono joo xam ne dafa xaw a naqari tuuti muy jamono mbas mi te mu dugg ci suñu réew boobaak léegi mën nañu wax ne mot na ñaari weer andil askan wi nag coono bu métti wante feebar bi moo ko waral ma ci massawu ñi nga xam ne dañ si ñàkk seeni mbokk di leen di jaale bu baax a baax di tamit dalal xel ñi nga xam ne feebar bi laal na leen ak ñi nga xam ne tamit nekkoon nañ ay cas contact ñi nga xam ne dañoo yoroon feebaru coronavirus. di ñaax tamit askanu Fatick ak li ko wër yëpp di leen di wax ne ñu gën a dëgëral li nga xam ne moom la fi waa kër docteur yi diggee ñu te ñu di ko woowee les mesures barrières les gestes barrières surtout masques yi ñu koy utiliser bu baax ci lieux yi nga xam ne nit ñi dañ fay faral di dem lu bari lu mel ni ay marché lu mel ni ay gare routière yu mel ni ay supermarché nañ ko faral di ko takk ni mu waree bu loolu weesee lépp lu jëm tamit ci raxas loxo ba mu set nañ ko def seen aajo fépp foo xam ne dugg nañ fa même buñ ko fa gisul sax nañ ko laaj raxas loxo ba mu set parce que raxas sa loxo ba mu set sax dafa war a bokk ci dundu nit loolu laa bëggoon apporter ci li nga xam ne moom mooy feebar bi nga xam ne moom la ñuy dund léegi di ñaan yal na fi jóge dem fu sore foo xam ne fu kenn newul ndax nit ñi mën a delluwaat ci seen activité ndax am na ñu bari ñoo xam ne tey seen activité taxaw na ndax feebar boobu koom-koom bi mun a yokk Sénégal jàmm mun a del ci Sénégal ñu mun a jaamuwaat yàlla parce que tamit laal na diine bi ndax tëj nañu mosquée yi tëj nañ église bi te loolu yëpp église yi te loolu yëpp li ko andi moom mooy mbas mi ñuy ñaan mu jóge fi rek ndax ñu mën a gën a dundaat suñu diine gaa ñu ngi koy dund sax mais ñu gën ko dund bu baax comme ni mu waree. bu ma demee nag ci question bu njëkk bi nga xam ne moom nga ma posé mu nekk question boo xam ne question bu am solo la parce que yaakaar naa ne ñu bari tey ñu ngi liggéey mais xëy na liggéey ba ñu bëggoon amuñu ko ndax da ngay gis ko xam ne day xëy ne man de dama bëgg a nekk par exemple enseignant wala dama bëgg a nekk secrétaire mais dina dem ba du nekk enseignant leneen lay doon. man nag loolu dama ko jàppee li ñuy wax ne mbiru yàlla la yow da ngay am sa plan yow ci sa bopp mais yàlla aussi dafay am plan wam loolu laay woowee man le plan de Dieu. mun nga xëy tey ne bu ma xëyee suba bu soobee yàlla dinaa dem marché mais nga xëy am beneen itte boo xam ne du marché ba loolu mbiru yàlla lay doon. li ma dugal ci wàllu journalisme nag du ma si sore. parce que gannaaw ba ma defee 2 ans université faculté des sciences juridiques ma def fa 2 ans mu nekkoon nag
jàng boo xam ne jàng bu métti la woon ndax xam ngeen ne université Cheikh Anta Diop jamono jooju métti woon na trop surtout fac droit nga xam ne boo yéexee tuuti wala nga tardé tuuti ci suuf ngay toog pour jël ay cours mu nekkoon lu métti ñu dund ko foofu ma def fa ñaari at si laa génn foofu noonu dem inscrire Saint-Michel ma inscrire Saint-Michel def naa fa DEC comptabilité ma def ko fa pendant 2 ans ba ma ko defee pendant 2 ans tamit ba ma génnee gaa chômé naa tuuti mais amoon naa stage bu ma la waxee ne def naa banque amoon naa stage ci benn banque bu nekkoon Dakar ba jot fa def lu mot ay 1 an mais li may wax rek mbiru yàlla toujours bi stage bi jeexee ma toog am nag année sabbatique comme niñ koy woowee année sabbatique mooy at boo xam ne toog naa defuma dara di réfléchir mais li ma dugal ci njàngum journalisme mooy dama am benn neveu boo xam ne da doon jàngee ISEG boobu ISEG mu ngi door a tijji mu fa doon jàng comptabilité finance après ci la ma poussé mu ne ma pourtant école bi ma nekk de formation bi école bu baax la te am na communication ak marketing ma ne ko man de loolu sax daf ma enchanté wul mu ne ma waa mais il faut toujours essayer il faut nga ñëw xool waxtaan ak les responsables peut-être xëy na mun na la ubbil ay buntu yu bëri si laa dem xool ñu laaj ma ne leen vraiment je suis venue pour jàng fi mais communication biñ may wax nii nekkul li nga xam ne moom laa bëgg parce que man li ma bëggoon mooy nekk nekk dans la magistrature moo taxoon ma doon def science juridique mais bi ma demee ñu ne ma il faut toujours essayer dans la vie si laa inscrire foofu à l'ISEG def fa 2 ans mu nekk nag tamit jàng bu am solo boo xam ne def nañ ko fa parce que boo demee ba am ay professeurs yu mel ni ay Mame Less Camara ay ndem si yàlla Momar Seni Ndiaye nga xam ne ay journalistes professionnels la ñoom ñooñu yoroon foofu ay maître Moussa Sarr bi nga xam ne moom ngay dégg moom mooy ki nga xam ne moom mooy avocat Papa Massatar Diack bi nga xam ne moom la ñuy doon moom la jugement yam ubbi temps yi nga xam ne kon jàng bi amoon na fulla ak fayda foofu ci ISEG foofu daal laa jaaree def fa formation 2 ans loolu moo waral tey moo andi tey ma nekk journaliste. merci madame Diouf mu nekk lu am solo comme ni ma ko waxee ci jëlbeen ba rek mu nekk jigéen ju mun góor lii mu wax fii tey daanaka wane na ko léegi madame Diouf ñu gis ne métier bi léegi dafa bëri ay jigéen femmes yi ñoo ci ëpp daanaka te femmes yi parfois da ngay gis façon visage bu nekk aussi di nga ko gis obstacle yi ani yan obstacle ngeen si jànkonteel. c'est vrai que suñu métier bi léegi. ni nga ko waxee yaa plein de femmes bëri na ay jigéen ñu ciy yëngatu boo ko seetloo tey man damay jël exemple rek ci suñu rédaction au niveau national bu ñu xëy si woon pratiquement autour de la table jigéen ñi ñoo ci ëppoon tey sax boo ko seetloo dans les stations régionales pratiquement jigéen ñu bëri ñoom ñoo ko jiitee parce que ñun ñoo nekkoon ca rédaction ba loolu na xëy na li ko waral mooy li ñuy wax rek ci jamono ji léegi lu góor mën léegi rek jigéen mën na ko xëy na loolu moo tax métier bi léegi bëri ay jigéen mais li ñu rencontré comme obstacle ñun ci métier bi bari na torop parce que da ngay nekk dans une rédaction nekk ak ay góor mais des fois da ngay sentir que ne dañ lay sous-estimer góor ñi dañ lay sous-estimer peut-être dañu naan kii li ba mënu ko mën naa dem ci benn terrain boo xam ne def fa liggéey boo xam ne reportage boo xam ne wala enquête boo xam ne xëy na mënu ko parce que jigéen la amul capacité boobu peut-être mën nga am compétence yi sax mais capacité boobu doo ko am obstacle yooyu dañ koy rencontrer dañuy rencontrer tamit yenn obstacle yi mooy ci lu jëm ci wàllu promotion des fois da ngay nekk ci rédaction di ci liggéey di daw du matin et soir nekk jigéen mais bu ñuy promouvoir en général góor ñi la ñuy gën a promouvoir que jigéen ñi mais ñun depuis un certain temps au niveau de la RTS loolu xaw na fa deñ tuuti parce que boo ko seetloo tey am na yenn responsabilité yu bëri yoo xam ne foofu jigéen ñi ñoom ñoo fa nekk
ndax boo seetloo ci département yi am na ay jigéen ñoo xam ne ñoo fa jiite ay département tey bu ma jëlee par exemple département région nga xam ne moom moo coiffé région yëpp nekkoon na fi chef de station mooy madame Maguette Diop Mbacké moom mooy chef département région kooku xam nga jigéen la. tey aussi boo seetloo comme ni ma ko waxee dans les stations régionales mel ni Kaolack Thiès Fatick Ziguinchor ñu ci bëri ak Kaffrine ñu ci bëri jigéen ñoo jiite région yooyu ak Fatick donc je me dis que au niveau de la RTS tey loolu dañ na fa ni ñuy promouvoir góor ñi foofu noonu la ñuy promouvoir jigéen ñi te loolu yëpp li ko andi mooy jigéen ñi foofu wax dëgg neex yàlla ay jàmbaar lañu ci lu jëm ci liggéey bi au niveau de la rédaction xëy na peut-être aussi suñu hiérarchie suñuy directeur loolu la ñu gis que jigéen ñi ñu ngi rédaction mais ñu ngi ñefe lu góor ñi di def ñu ngi koy def wala ñu ngi def sax lu ëpp lu góor ñi di def loolu moo tax xëy na moo andi esprit boobu ñu ne comme léegi ni ñuy promouvoir góor ñi noonu la ñuy promouvoir jigéen ñi obstacle yooyu amoon nañ ko mais commencé na di wàññeeku surtout ñun au niveau de la rédaction de Radio Sénégal yeneen obstacle yi mooy da ngay nekk jigéen nekk mère de famille da ngay nekk jigéen nekk mère de famille am jëkkër yor ay doom te xam nga métier journalisme dafa nekk loo xam ne ñu amuñu heure à tout moment 4 heures du matin sax mën nga tëdd ñu yella ne la tel événement am na nga war a jóg bu dee da nga yor bébé nga war ko bàyyi foofu yor jëkkër war ko bàyyi foofu loolu nekk loo xam ne aussi mën na sax gàllankoor sa diggante ak sa borom kër wala sax affection bi nga xam ne say doom waroon nañ ko am ci yow dootuñ ko amati parce que heure yi ngay jóg di leen di bàyyi ak heure yi ngay yegsi ci biir kër gi fekk leen ñu tëdd booy xëy fekk ñu ngi nelaw loolu aussi nekk na ay obstacles yoo xam ne vraiment dañ koy rencontrer mais am na si nag ñoo xam ne dañ koy gérer bu baax a baax parce que moi je me dis que yenn yi compréhension rek lay nekk ndax boo ko seetloo tey ñi nga xam ne ñoom ñoo war a def journal 7 heures suba normalement 4 heures du matin def leen war a fekk dans les rédactions léegi imaginer nga nekk jigéen yor jëkkër yor ay doom war a yeewu 3 heures et demie du matin sangu pour defaru bàyyi sa jëkkër say doom war a jàngi nga war leen jox ndékki war a jox sa jëkkër ndékki xam nga loolu aussi nekk na loo xam ne ki la comprendre dong moo la koy nangul mais am na ñoo xam ne buñ ko comprendre le pour ñu dund ak yow dafay metti torop beneen bi mooy dangay war a def par exemple journal 22h minuit 18h war na la fekk rédaction nga war a nekk à partir de 18h rédaction ba ay 1h du matin 2h du matin loolu aussi lu métti la te gën na métti aussi ci presse écrite parce que presse écrite boo ko seetloo maanaam ñi nga xam ne dañuy bind ci journaux yi ñoom balaa ñuy boucler day fekk fajar jot na ay 5h du matin yooyu la ñuy boucler pour mun a yóbbu journal bi ñu mun ko dem imprimer léegi imagine loolu jigéen bu ci bokkee bu amee jëkkër joo xam ne comprendre ko rek dafay xaw a metti trop loolu daal nekk na li nga xam ne obstacle yi nga xam ne daal peut-être xëy na touche particulière bi ñu andi ci biir milieu bi mooy d'abord les voix ñun pan damay wax rek ci man si fi may yëngu ci rajo xam nga si rajo laay yëngu ci rajo rek laa mën a wax d'abord ci voix yi parce que xam nga ngay dégg toujours voix góor ci rajo bu yàggee mën nga détourné wu dem déglu beneen station beneen fréquence parce que des fois nga dégg ay voix yoo xam ne ci rajo voix yooyu ñoom ñooy tax ba yow doo raté seen benn édition doo raté édition yooyu par exemple am na si ay jigéen ñoo xam ne bu ñu waxee ci rajo rek am na ñoo xam ne dañuy ne ah man de kii neexul ba neexul mais voix wam bi daal man moom moo tax ba toujours may déglu tal rajo loolu bokk na si touche particulière bi nga xam ne andi nañ ko si li nga xam ne moom mooy paysage médiatique bi ci lu jëm ci wàllu rajo man foofu laa mën a waxee bu weesee loolu tamit beneen touche bi nga xam ne andi nañ ko mooy que ne tey dañuy gis ay jigéen ñoo xam ne c'est des techniciennes comme ay preneurs de son comme ni ñoom Lamine ñi nekk ay preneurs de son
boo demee ci yenn rajo yi da ngay gis ay jigéen ñoo xam ne ñu ngi ciy ñafe bu baax a baax ñun am nañ ci sax ñoo xam ne ce sont des cadres au niveau de la RTS tey bu may citer dinaa ci citer koo xam ne moom tamit jigéen bu mun góor la comme Mame Ndiaye Lamine Dione xam na ko bu baax a baax tey aujourd'hui moom moo jiite pratiquement lépp li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu maintenance tey bu ñu doon jënd ay matériel au niveau de la radio et autres moom mooy nekk ki nga xam ne moom mooy nekk kiy jiite délégation bi nga xam ne ñoom ñoo jóge fii pour dem bitim réew pour seet matériel bi nga xam ne moom la ñu war a mën a jënd kon xam nga ne loolu am na solo trop boobu loolu bokk na ci touche yi nga xam ne jigéen ñi andi nañ ko ci paysage médiatique bi mais aussi tey ñu ngi gis des caméras women ñoo xam ne ay jigéen lañu mais dañuy téye caméra comme ni ko góor di téye te caméra yaakaar naa ne xam nga ne ni mu disi dañ koy yenu di filmer di daw ak moom di def seen liggéey comme ni mu waree imaginel tey benn jigéen boo xam ne dafay filmer dafay filmer benn compétition match de football ñaata minutes lay durer 90 minutes nga jigéen bëgg koo filmer xam nga loolu aussi nekk na loo xam ne métti na trop te loolu touche particulière la bu ñu andi ci liggéey bi bu fekkee nga feebar xam nga jigéen ak ay feebaram mun na ko camoufler mais du tere dina liggéey bi mu war a liggéey loolu daal mën naa ne peut-être loolu bokk na ci touche particulière yi nga xam ne daal andi nañ ko ci lu jëm ci paysage médiatique. merci beaucoup sànq wax nga ko ci say biir wax ñi nga xamante ne moom ngeen di dundee ak ci média bi ak ci biir kër gi yow nag comme que yow lañ fekk ci tey dañ lay laaj en tant que femme ani naka ngay cumuler les deux vie professionnelle ak vie de famille. ma say na bu question boobu nag pour ma répondre ci moom dina xaw a jafe dina xaw a yomb tuuti ci man parce que mën naa ne en étant même célibataire mère de famille la ndax dama dëkk ak sama petit frère mu am ay doom te xam nga xale fu mu nekk rek yow nga nekk fa nekk jigéen mel na ni yaay nga métti na trop day métti trop ci man parce que xam nga des fois gis nga damay yendu fii ba ay 17h may door a wàcc bu ma xasee wàcc kër ga 9h laa fay des fois 8h30 laa fay jógee balaa may duggaat ca kër ga ay 17h wala ay 18h day des fois sax ba ay 22h ça dépend ci information bi ni muy ñëwee des fois ba ay 22h wala boo amee émission tu es obligé nga toog ba émission boobu jeex ngay door a ñibbi loolu nekk na lu métti ñoom dañ may manqué xale yi dañ may manqué def nañ ko sax ba ñoom autour du bol à 13h bu ñuy añ 13h30 da ngay dégg ñu naan ana tata ñëwagut te man aussi loolu je sais que xëy na am na lu muy def ci ñoom des fois dañuy ñëw ubbi sama néeg yurndu ne tata de ñëwagul li ma ci gën a marqué mooy que ne am na un jour temps couvre-feu bi la bi ñu koy def 20h jour boobu j'étais un peu fatiguée dama xawoon sonn wàcc naa 17h mais dama dugg sama néeg rek tëdd di nelaw kenn xamul ne maa ngi ci biir kër gi mais bi 20h jotee gisuñu ma dañu sentir que kër gi ñëpp dañoo inquiété wu même xale yi tata de ñëwagul est-ce que police duñ ko jàpp moom ba moom petit frère moo woote sama portable ma décroché boobu yeewu naa mu ne ma foo nekk man ko maa ngi ci biir kër gi mais après ñëpp dañoo daw si loolu di wone ne que ñun le fait que ñuy toog fii lu yàgg te duñu dem ci suñu famille dafay nekk loo xam ne lu métti la ci ñun daal mais man dama koy gérer parce que je me dis que ne sama liggéey la dama koo war a def toujours dama koy wax sax sama collègue yi sama frère ak sama sœur yi fi nekk dama leen di wax ne que ñun fii mooy suñu première famille parce que boo seetloo temps bi ñuy passé fii duñ ko passé fi nga xam ne moom mooy kër ga mais bu fekkee ne par exemple su ma doon wax tey en général si jigéen ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu média métti na trop si ñoom dafa métti trop si ñoom wax naa la ko sànq ñi nga xam ne dañuy yeewu 3h30 du matin pour mun a dem defi ay journal 7h le matin wala ñi nga xam ne dañuy jóg 18h war a ñibbi seen kër ay 2h du matin day métti wala nga war a am ay séminaire 5 jours bàyyi sa kër
am na ay góor ñoo xam ne dinañ ko comprendre mais am na góor ñoo xam ne mënuñu koo comprendre moo tax boo ko seetloo en général ñun ci suñu métier bari na ci ay jigéen ñoo xam ne nag am nañ jëkkër toog ci seen sëy di sëy bu rafet mais am na ci ñoo xam ne tey ñu ci bari dañoo divorcé te divorce bi en général boo toogee waxtaan ak ñoom incompatibilité d'humeur lay doon walla manque de compréhension parce que góor ki day naan moom mënul comprendre jabaram mënu ko tegal añ walla mënu ko tegal reer walla jabaram toujours boo waxee mu ne maa ngi rédaction soo waxee mu ne maa ngi séminaire loolu tamit bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy mère de famille ñu ngi koy jànkonteel ak seen liggéey bu weesee loolu tamit mooy le fait que des fois pour nga nekk en famille dafay jafe wax naa ko sànq parce que am sa jëkkër tamit am say doom te mënuloo week-end sax nga toog ak ñoom togg ba mu neex ngeen toog waxtaan añandoo fo ak xale yi reetaanandoo ak xale yi walla sax nga génn def ak ñoom benn genre voyage bu ndaw def benn pique-nique bu ndaw loolu sax jigéenu journaliste yi pour ñu am ko même góor ñi sax pour ñu am ko c'est tout un problème moo tax dafa nekk métier boo xam ne dafa bari ay contraintes yooyu nag yow boo ko mënul dékku mun ko gérer pour nga yàgg ci dafay xaw a métti trop. nekk lu am solo lool duma kii nag terminer te duma wax ci milieu bi parce que sànq yi may ñëw nii gis naa fi ambiance boo xamante ne dalay leer ne fii nii comme si que ne sa jigéen jiitewu ko parce que dañuy faral di naan jigéen fu mu jiite rek mooy loolu de pression ba dafay am gars yi duñu mun a nekk à l'aise parce que jigéen dafa métti affaire dafa bëri affaire mais man gisuma loolu yi ma dugg see biir RTS fii sànq ci émission bi gisuma fi loolu gis naa fi vraiment déggoo bi entente bi ngeen am entre vous léegi ma lay wax yow en tant que femme ndax doo ci am parfois ay problème di gis yeneen jigéen ñi suñ jiitee yenn entreprise bi taxawaay bi ñu ciy taxawoo di teg seen employé yi pression. xam nga maam say jiite dama ne mbubu rek la yàlla moom moo la koy may te saay bu ko neexee rek mu xañ la ko. bu la ko mayee nag dangay ànd ak tuuti ak sa xel di am tamit ay xalaat ba pare bu fekkee ne danga jiite tamit war nga xam ne man mii am na ku ma jiitu ci liggéey bi gën ma koo xam gën ma koo mën mu nekk sa conseillère parce que nit ki booy liggéey rek te amuloo ku lay conseiller rek pour nga dem dafay xaw a metti trop parce que ñun ay mën naa wax ne ay xale lañu dañuy door a peut-être jiite te mais am na ñoo xam ne yàgg nañ fi jiite ay entreprise jiite ay société jiite ay service ñooñu nag boo leen di jegee di waxtaan ak ñoom subaa ngoon guddeeg bëccëg xëy na doo mës a réer walla boo réeree sax ñoom dinañ la delloo si waat moo tax toujours nit da ngay wekku ci koo xam ne am na expérience moo la ëpp expérience ëpp la aussi xëy na compétence ci lu jëm ci wàllu liggéey bi su ma ñëwee nag ci ambiance bi nga xam ne moom moo fi nekk fii dañ fay yàgg parce que mën naa wax ne pratiquement ñun ñoo ubbi rajo bi ñi fi nekk ñëpp quelques rares personnes ngay gis ñoo xam ne ba rajo bi di tijji nekkuñ fi woon rajo bi ñun ñëpp ñoo ko tijji moo tax man dama leen di wax ne man considéré wu ma leen comme ay agent dama leen considéré comme ay frère ak comme ay sœur moo tax xëy na ambiance bi nga fi fekk nga fekk ko fi mais nag ambiance boobu duy nekk toujours lay am parce que nag nee naa leen bu liggéey jotee nañu liggéey mu rafet mais bu heure récréation jotee nañu def suñu récréation buñ paree ku nekk dellu ci sa liggéey parce que liggéey aussi mënoo ne chaque jour damay concentré wu ci liggéey bi du matin au soir de 9h jusqu'à 13h wala de 9h jusqu'à 19h du ma wax ak nit du ma génn du ma kii loolu mënut a nekk nit ki aussi il faut mu am de temps en temps benn moment boo xam ne day décompressé delluwaat ci liggéeyam ambiance bi nga fi fekk nag mooy ambiance ba nga xam ne moom la ñu yàgg di dund ci RTS Fatick parce que mën naa ne man def naa fi 20 ans au-delà de 6 mois yi nga xam ne def naa ko Dakar ak 6 mois yi nga xam ne def naa ko Kaolack boo ko ci dindee muy 1 an ça veut dire que def naa fi 19 ans te 19 ans yi ma fi def ñi fi nekk rek laa fi nekkaloon kon nag dara warul ñaaw dañoo war a booloo doon benn téye liggéey bi te xam ne te comme ni ma leen koy waxee chaque jour fii kenn liggéeyalul kenn ku nekk sa bopp ngay liggéeyal sa carrière ngay gérer parce que sa liggéey rafetee ëllëg la nga ciy gagné promotion ba nga ciy am
yu buñ lay féliciter yow la ñuy féliciter xëy na nag bu ñuy féliciter dañuy féliciter peut-être équipe bi yëpp mais am na nu muy demee yow liggéey bi tey boo ciy am promotion yow yaa koy wutal sa bopp moo tax toujours dama leen di wax ne góorgóorlu te ngeen xam ne liggéey bi ngeen di def seen bopp ngeen koy defalu leen ko ma Samba defalu leen ko ma Demba su baaxee ëllëg ak si biir buñ ko bu ñi nga xamee ne ñoo jiite tey buñ sentiree ne kat toujours damay jël exemple ci sama frère Lamine Dione technicien la à Fatick mais il fait très bien son travail au moment des propositions kooku mënuñu koo bàyyi ginnaaw mais bu fekkee ne day moom dafa am laxisme ci liggéey bi ba ñoom ñu xam ko parce que fii nag dara mënu fee riir parce que lu yendu fi fanaani États-Unis am na laxisme tuuti ci liggéeyam bu boobaa kooku day fekk ne loolu moom moo ko teg boppam moo tax toujours ma di leen di wax ne liggéey leen parce que li ngeen di def nii du man ngeen koy defal du keneen ngeen koy defal seen bopp ngeen koy defal. merci ma ñëw tamit ci parfois da ngay gis benn article day génn yéen da ngeen di génnee parfois benn article gars yi nekk fi di kaas naan kii li mu génnee kii leeru ko amu ci lu ko leer li mu génnee ce sont des fausses informations affaire yooyu noonu parfois yéen góor ñi mun naa ne peut-être góor ñi mun nañ koo supporter mais yow en tant que femme parfois mun nga jot ay menaces yoo xamante ne dalay perturber ndax du yàq dara sa liggéey. Mame Seye dama lay répondre d'une manière très catégorique man menace yooyu man du ma ébranler ci lu jëm ci sama wàllu liggéey parce que wax naa la ko sànq j'ai fait 19 ans de journalisme 19 ans d'expérience te yaakaar naa ne c'est pas pour me jeter des fleurs tagg sama bopp ba ma nekkee Fatick ba léegi ak Kaolack ak Dakar mosuñu dégg ñu ne Véronique la mu wax amut man lu may bind suba ba ngoon jot dafay am fu leer fu ma koy teg damay am ay sources yu leer naññ yoo xam ne ëllëg ak si biir buñ ma ne diw lii nga wax dinaa leen ne li ma wax fii laa ko teg te buñ ko gëstoo ba gëstu ko dinañ xam ne lii lu leer la menaces yooyu man mënumaa ébranler parce que je me dis que ne man du ma ut sensationnel si lu jëm ci wàllu information du ma ut tamit luy ternir image nit ci lu jëm ci wàllu information duma ut tamit luy jaxase nit ak nit ci lu jëm ci wàllu information man information bu ma koy wut dama koy wut pour lu jëmal kanam askan wi parce que boo ko seetloo pratiquement journalisme loolu la war a doon toujours damay wax ne tout n'est pas rose dans un pays mais aussi am na loo xam ne dafay rafet toujours ci dëkk ñu di ko génnee mais dangay gis ñoo xam ne bon nekkul pour may ŋaññi ñenn ñi ñoom boo xoolee seen ligne éditoriale day nekk loo xam ne ñoom toujours lu ñaaw rek la ñuy gis duñu mës a gis lu rafet mais fii am na lu rafet loo xam ne dañ ko fiy def normalement journaliste bi war na di ko wax moo tax ma ne man genre menace yooyu mënuma ébranler parce que man toujours d'ailleurs ñu suñu ligne éditoriale sax daf ñoo mayul sax RTS ñuy wax yenn yi wala ñu di ko waxee nuñ ko war ta waxee moo tax ma ne ñun sant nañu yàlla parce que bañ fi nekkee ba léegi kenn mësul taxaw ne RTS moo wax lii wala RTS moo def lii te tegu ko fenn wala li mu wax amut wala waru ko woon waxee nii. Madame Diouf parfois ñu gis ne da ngay génnee benn article mais nit ñi dañuy faral di ci wax parce que dañuy naan le fait que Madame Diouf di génnee benn article ba pare di naan selon nos sources te ñoom duñu comprendre dañuy naan comme si que ne yow yaa kii inventé noonu kii bi rek article gi mais nekkul ne nit loo xamante ne la dañ la koo jox mais parce que yow loolu noonu doo leen koy firndeel dooy andi kii bi daal dooy andi source dëgg bi doo koy andi loolu noonu lan nga leen si mën a wax. xam nga ñun école ba ñuy jàng dañ ñu wax ni journaliste dafa war a am un carnet d'adresse mooy xamante ak ay nit am seen numéro téléphone parce que mën na nekk ay nit ñoo xam ne xëy na fa ñuy liggéeyee mën nañ la jox benn information boo xam ne information bu am solo la loolu moo tax ñun toujours bu école dañu daan naan da ngeen ut un carnet d'adresse reportage boo leen mun ci dem balaa ngeen fay jóge na ngeen ut carte de visite wala boo leen mënul am carte de visite ngeen am au moins adresse su nit ki ak numéro téléphone am parce que c'est important boo gisee ñuy wax selon nos sources d'habitude nit ki dina nekk sa personne ressource mooy ki nga xam ne moom moo lay jox information
mais du bëgg a feeñ daf la naan dinaa la jox information bi mais bu ma ci feeñ loolu mooy tax ngay dégg nit ñi di wax ne un journaliste ne révèle jamais sa source journaliste tey buñ même boo demee ba tribunal taxaw sax buñ la laajee kañ moo la ko wax neel carrément man ki ma ko wax duma la ko wax dañ la koy jàngal à l'école un journaliste ne révèle jamais sa source parfois nag buñ déggee selon notre source xam nga dañu naan kii da ko inventé fekk inventé wu ko source officielle lay doon nit koo xam ne peut-être ci fànn ba muy liggéey moom moo la jox information bi te information bi boo ko vérifier day nekk information boo xam ne information bu dëggu la ki la ne nag jox naa la information bi mais bu ma ci feeñ mun nga wax ne selon notre source wala nga ne de source officielle loolu war na mën a nekk mais xam nga nit ñi bu ñu déggee loolu dañuy foog ne yow yaa ko inventé te fekk inventé wuloo ko nit ku personnalité day nekk sax ay personnalité ñoo xam ne ay personnalité la ñuy doon yoo xam ne ñoom ñoo lay jox information bi mais dañ la naan information bi maa ngi la koy jox mais dimbale ma rek bu ma ci feeñ boo déggee ñu naan lii de scoop la da ngay gis koo xam ne des fois day nekk ci sa carnet d'adresse nga nekk ak moom di waxtaan ak moom da ngeen mujj peut-être xëy na am yenn relation yi mun na la woo ne la mais lii xew na de xaama jox la benn scoop mais nag bu ma ci feeñ yow nag c'est à toi yow le journaliste nga def sa recoupement xool sa investigation xool ndax kii lim la wax dëgg la wala du dëgg boo demee nag ba xam ne dëgg la mun nga wax ne selon notre source wala de source officielle am na sax ñuy wax ne comme jamono yi ñu toll am na ñuy wax ne de source médicale ci jamono mbas mi nañ nga jox information par exemple ne la bu ma si feeñ fekk ka la ko jox day yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram bu la neexee nga ne de source médicale loolu mooy andi ñuy wax loolu mais nekkul lu ñuy inventé des fois buñ ko waxee rek c'est parce que am na fuñ ko teg mais duñu mos a wax nag kañu ko wax. bon ñoo ngi nag ci suñu njeexantalu émission du ma terminer nag te du ma laajte madame Diouf ci code de la presse bi nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee temps yi yëpp ma lay laajte ba xam code de la presse bi andi lan nga ci xalaat de manière générale selon vous ne moom la mun a apporter moom la mun a andi surtout à la jeune génération. man code de la presse bi Mame Seynabou des fois du ma siy bëgg sax di wax. parce que dama ci am beneen vision parce que du tey la ñu nekk di liggéey ci code de la presse dinañ ci liggéey de ay at mais liñ ci bëgg duñ ko ci am xam nga lu tax duñ ko ci am parce que suñu métier bi dafa nekk métier boo xam ne te ci métier yëpp la yan léegi boo ko seetloo dafa nekk métier boo xam ne léegi ku ñëw rek dugg nga jàng nga ñàkk a jàng nga am diplôme nga ñàkk am diplôme ku ñëw rek dugg man sax mën naa nangu nga ñëw dugg parce que on a formé des journalistes sur le tas tey am na des journalistes yoo xam ne tey mosuñu def école de formation mais tey ils sont des professionnels tey boo ko seetloo ku mel ni Laye Diaw tey kooku mosul def école journalisme Abdoulaye Dabo bi ñu doon dégg RTS mosul def école journalisme mais bu ñu waxee nga xam ne ñii c'est des professionnels man nangu naa nga ñëw dugg mais boo duggee quand même comme ni ma ko waxee sànq nga weeru ci koo xam ne kii am na ay compétences mu mën la guider ba ëllëg yow ci biir liggéey bi xëy na sax yow nga dem ba sut ko parce que da ngay gis tailleur boo xam ne day jàngal apprenti ba dem sut ko mais code de la presse bii nii nga xam ne ba léegi ñu ngi ciy dox booba ba léegi depuis combien d'années ñu nekk ci di ci liggéey pour man je me dis que ne man des fois sax duma leen di déglu parce que d'abord balaa ñu koy def milieu bi war nañ ko assainir milieu bi xool kan moo war a ba ñu ngi naan boo defee ay temps d'expérience ci journalisme bi foog naa 10 ans la ñu wax boo defee 10 ans war nga mën a am carte professionnelle mais def 10 ans te aussi amuloo formation bu dëgër aussi ñu bëgg laa jox carte professionnelle est-ce que loolu aussi yenu na maana parce que nit a ngi fi def ay 10 ans d'expérience 15 ans d'expérience te la mu mën bariwut man dama ne code de la presse bi fi ñu ko waroon soubassement bi ñu waroon nekk base bi mooy d'abord la formation que ñu inciter xale yi
di door a ñëw nii que ñu dem jàngi di am formation am diplôme bu ñu amee formation am diplôme ba pare nag mën a def ay stage yu bëri dans les rédactions ñu mën leen encadrer comme ça bu boobaa buñ ko defee professionnalisme bi nga xam ne bëgg nañ ko dans les médias ñu mën koo am mais code de la presse bi defoon nañ ko fi distribuer ay carte de presse man gisoon naa fi ñoo xam ne mosuñu def journalisme yoo xam ne sax dañ leen joxoon ay carte de presse temps yooyu carte nationale de presse ñu koy doxee di ci liggéey te jànguñu journalisme amuñu sax yenn diplôme yi moo tax man ma naan instant yi code de la presse bi man de dama ne balaa maa gëm ne liñ ci bëgg mën nañu koo am dana yàgg trop parce que base bi la ñu xaw a faussé ñu baal ma mais man à mon avis base bi la ñu xaw a faussé. tàggatoo bi mooy rek ma sant Fatick TV gërëm leen bu baax a baax parce que bu leen neexoon xëy na doo leen ma tànn ndax bari nañ fi ay jigéen ñoo xam ne ñu ngi fi di yëngatu ci wàllu journalisme mais il faut ma gërëm leen sant leen bu baax a baax di gërëm tamit ñi nga xam ne ñoo leen di seetaan seeni internautes yi leen di seetaan di gërëm waa région Fatick yëpp fàttewuma kenn tey wax rek ne ñu di ñu bàyyi tuuti xel ñi nga xam ne dañuy liggéey ci rajo yi liggéey ci bind ci journaux yi liggéey ci télé yi nañ ñuy bàyyee xel tuuti am na solo dama naan rajo boo koy déglu danga koy déglu ak xel nga bañ ko déglu ak xol parce que bu fekkee ne danga koy déglu ak xol rek di nga génnee li nga bëgg a génnee waaw ñun loolu xëy na dama fàtte obstacle boobu mais loolu bokk na ci obstacle yi nga xam ne ñun dañ koy jànkonteel nañ ñuy bàyyi tuuti xel di bàyyi xel tuuti ci lu ñuy wax loolu am na solo loolu daal laa bëggoon jeexale di leen di gërëm di leen di sant tey ñaan Fatick TV fii mu toll nii yal na ko yàlla teg loxo dimbale ko ba mu wees fii mu nekk benn entreprise de presse jërë ngeen jëf. merci beaucoup madame Véronique Diouf ñu fekk si woon ko nag fii nii ci bërëb bi muy liggéeyee mu nekk nag jigéen bu jàmbaare jigéen boo xamante ne daanaka moomul sa góor ñi tey nag lépp loo xamante ne wax na ko fi rek lu am solo la kon femmes yi nga xamante ne ñoo nekk si milieu bi di ci liggéey ngeen bàyyee xel bu baax ci li nga xamante ne moom la ñu madame Diouf andil tey mbokku internet yi loolu lañ leen andiloon ci seen 5e numéro ñu ngi leen di sant di leen di gërëm.